xam ni Sénégal ñu bari xam nañ ko muy yëngu ci société civile ñu di ko wax professeur Dame Mbodj professeur Dame Mbodj ñu ngi lay dalal fii ci TikTok Galsen di benn plateforme boo xam ni ay ndaw ñoo ko créé kii di TikTok doon na woo léegi moo ko créé muy foo xam ne dañ fiy def partage économie politique société culturelle lépp la ñuy waxtaane di waxtaane ci wàllu diine tey nag ñu dalal la ci benn waxtaan woo xam ni njort naa ni da nga ko mën a seq ak ndawu Sénégal muy njàng meeg njàngale mi ak beneen parti bi nekk politique Serigne Dame Mbodj tey dañ lay dalal di la laaj ci juróomi simili bu fekkee mën naa nekk nga def une petite présentation bu fekkee ñu mën a xam askan yu mën a xam kan mooy Dame Mbodj fan la cosaanoo fan la jógee lan moo ko indi ci engagement bi ak ñi koy gis ci télé bi ci xamuñu ko nekk fii ci plateforme bi tey buñ fi jógee war a mën a xam kan mooy Dame Mbodj ak engagement bu fekkee yaa ngi fi ndax mën ngaa tàbbi ci présentation bi. waa jërëjëf Junior maa ngi lay ziar di ziar ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi nekk ci TikTok Galsen bi. di am mbégte ci li ngeen ma tànn ci ma ñëw waxtaan ak yéen ci seen plateforme pour ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy réew mi ngeen dugg ci poñ bu am solo muy njàng meeg njàngale mi tey ak grève bi ci am mais xam naa ne Dame Mbodj moom ku ko invité di nga ko laaj gis-gisam ci ni réew mi di doxee ak ni politique gu Sénégal di doxee parce que réew mi nag mënoo cee wax te doo wax ci li nga xam ne moom moo koy doxal muy politique. man Dame Mbodj nag maa ngi juddoo ca Ngumba Ngeewul jànge fa ba jóge fa dem Kébémer fa laa amee BFM Kébémer toujours dans la région de Louga amee baccalauréat au lycée Maïssa Sall de Louga dem Gaston Berger bi ma demee Gaston Berger fa laa defee sama maîtrise bi ma demee ba koy soutenir rek laa ñëw àggalee ko université de Dakar Cheikh Anta Diop ndaxte sama professeur ma doon encadré dafa mujj ñu recruter ko à l'université Dakar ma dem fekk ko pour defee foofu sama mémoire de maîtrise bi ma paree ma def école normale supérieure pour nekk jàngalekat comme professeur d'anglais bi ma génnee ñu yóbbu ma à Oussouye fa lañ ma njëkk affecté au lycée Aline Sitoé Diatta ma def fa juróom-benni at ci biir juróom-benni at yi yóbbuñ ma stage ma dem Angleterre dem États-Unis defiwaat yeneen module pour yokk sama xam-xam en tant que professeur d'anglais bi ma jógee foofu ma ñëw Dakar ñu affecté ma au lycée Limamoulaye de Dakar foofu nag laa commencé di yëngatu sax ci syndicat ba bokk ci syndicat bi tudd SAEMS ba mujj yàgg mu nekk CUSEMS entre temps delluwaat naa fi Angleterre delluwaat fi États-Unis dans le cadre de mes activités mais comme damay def aussi samay activité bopp comme interprétariat ak traduction dem naa ci ay yeneen réew yu mel ni Danemark vraiment yoo xam ni ak dem ci réew moo xam ni Angleterre également delluwaat fa dans le cadre de mes activités moom mooy réew mi ma ëpp li ma visité wax dëgg yàlla voyager ci sous-région bi aussi réew yu bari pour dans le cadre de sama liggéey nekkoon fii lu mat 15 ans traducteur entreprise en transport maritime bu tudd Maersk Line nekk naa seen traducteur ba noppi nekk fa di encadrer le personnel pour ñu gën a baaxal seen niveau anglais parce que c'est une multinationale te ñoom dañuy bëgg langue de travail bi anglais ñu mu gën a dëgër vraiment loolu moo ko defee tamit nekk ci syndicat yi di xeex bokk ci société civile bi 2010 2011 ci ñi doon taxaw di xeex pour ñu bañ a laal suñu constitution ci laa bokkoon bi ñuy def 23 juin maa nga fa ci buntu gris palais ba buntu gris assemblée nationale ba tey jii tamit maa ngi ci coalition citoyenne le peuple muy coalition boo xam ne day xeex ak yelleefu doomu aadama politique ma mais dama taxaw pour sama réew lépp loo xam ne amal na njariñ réew mi dama ciy dox di ci wax di ci xeex parce que nag réew boo ci bokkee da ngay fexe ba lépp luy doxal réew ba nga am ci sa xalaat loolu daal mooy de façon résumée pour mu bañ a gudd li nga xam ni moom mooy sama taxawaay ci Sénégal jàpp naa ne daal man ab sénégalais laa boo xam ne dama bokk ci réew mi léegi nag maa ngi jiite syndicat bu tudd CUSEMS authentique ci biir njàng mi ak njàngale mi maa ngi ko créé après les élections de représentativité yu 2017 yi naam ñoom buñ may tooñ dañoo am bokkoo ci syndicat yu représentatif yi mooy ñiy togg ak gouvernement bi mais man bi may créé sama syndicat CUSEMS authentique après élection yi la ñu ngi def élection yi en avril 2017 7 mois après ci la créé sama syndicat tuddee ko CUSEMS authentique daanaka dama nëbbutu sax pour ñu jox ma récépissé ndax nguur gi moom kuñ soupçonné ni àndoog ñoom duñ la jox seen récépissé alors que moomuñu ko Sénégal gépp a ko bokk mais damaa defoon ni pexe ba bàyyi kenn ci bureau bi mu déclaré ko ba mu paree ñu doog a dem assemblée générale ci lañ ma fal ma nekk secrétaire général bu CUSEMS authentique ndaxte nguurug Sénégal moom dañoo jàpp ne dama leen a contre dañ ma jàppe seen noon alors que man duma seen noon damay taxaw rek buñ tegee lu dul yoon ma ne d'accord ma ci su dee loo xam ne baax na pour réew mi ma ne baax na mais comme ñoom li ñuy def lu baax actuellement bariwul
loolu moo tax nit ñi di ma gën a dégg may wax ci li nga xam ne moo bon di taxaw nag pour am taxawaay pour jàngalekat yi di leen défendre ci seen i àq ak seen yelleef di défendre également sénégalais yi ak boor buñ mën a féete ci lépp loo xam ne jàpp naa ne injustice la man Dame Mbodj dama ciy taxaw di xeex donc ñaari casquette yooyu laa am casquette secrétaire général de syndicat bi may jiite mi Cusems authentique ak casquette société civile bi nga xam si maa ngi bokk ci coalition citoyenne le peuple ma bokk ci ak ñi gën a siiw muy ay ñoom Mansour Mboub ak ay ñoom Cheikh Omar Diagne ak ay Abdou Karim Gueye Xurum Xaq ak ay Clédor Sène ñoo ñi ci gën a siiw mais ma bokk ci ak ay responsable yu bari ay professeur d'université ak lu nekk ñu ngi ci suñu coalition bi mais comme ñoo gën a siiw ma lim ñooñu rek pour ñu àggale ñooñu nag ci ñoom laay àndal ci xeexu mouvement citoyen bi di ànd nag ak jàngalekat yi aussi di xeex pour seen ak seen yelleef pour njàng mi gën a baax pour que vraiment ñu am système éducatif bu mën a tànn bu mën a tàggat sénégalaise ak ay sénégalais yoo xam ne mën noo yor réew mi lii daal mooy sama taxawaay ci Sénégal. d'accord oui waaw bu fekkee ni da nga wax ba pare bu la neexee da ngay tëj sa micro pour mu bañ a am interférence ndaxte après danañ la mën a joxaat parole bi buñ la dégloo ci résumé bi nga def jot nga jaar fi nga xam ni daanaka ndawi Sénégal yëpp fa la ñuy jaara jànge fu ci mel ni jóge Ngumba Ngeewul dem Kébémer jànge lycée Malick Sall bu Louga ba nga fa jógee nga dem université Gaston Berger jeexale sa jàng fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar nga bokk aussi ci ñi génn jël bi aussi ci sa domaine d'activité la ak njàng mi nga doon jàng ngir gën a yaatal léegi bu ñu ñëwee ci première partie bi nga xam ni éducation doo nga lay laaj daam fi ne ni tey bu ma la waxoon éducation Sénégal fan la toll doon la do laaj ab note ci diggante 1 ba 10 ñaata la koy jox. jërëjëf bu ma doon noté njàngum Sénégal moom actuellement jàpp naa ni 4 sur 10 laa koy jox te boo ma laajee dinaa wax li tax may koy jox 4 sur 10 maanaam amuñu moyenne nërmeeluwul ba nekk ca suuf a suuf waaye it baaxul ba ku ko gis man koo kañ donc fi mu toll ni amoon nay jamono nag peut-être jege woon na ay 6 sur 10 mais actuellement moom wàcc na ba man jàpp naa ne mi ngi toll ci 4 sur 10 mënoo ko jox moyenne. d'accord loolu bu ma la dégloo da nga wax ni maanaam mbir mi bu doonu yaram la mën nañ jàpp ni féppay metti léegi nag question bi xam naa ni dama koy gën a yaatal tey ji ak ci la faute Dame buñ doon peser ak ci la responsabilité maanaam ki waral mbir mi fan la bloqué kan mooy ki nga xam ni moom malade bi bu fekkoon ne dañu virus bu koy joxe la moom moo wàll malade bi ba tax mu tëdd nii kan nañ mën a duut baaraam ni lii moo tax mbir mi sooxe ndax kat yàgg na lool éducation toll fii mu toll d'après nga jox ko 4 sur 10. jërëjëf man toujours damay wax ne samay wax du ma ci leb du ma ci fay bor loolu la mu nit ñi xamee donc du ma layami comme ni ko nit ñi xamee damay duut baaraam rek ci li nga xam ne moo am te wax ko rek nag ci sama aqulaay taala njàngum Sénégal li tax mu sooxe mooy ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi jiitu na ñii fi nekk waaye ñii fi nekk moom ñoo gën a yokk jafe-jafe yi waaye jiitu ñii fi nekk depuis président Senghor en 1960 ba léegi jafe-jafe bi njàngum Sénégal am mooy dañu wàcc sunu ànd maanaam réew moo gis mu am développement ci jàngam mooy am jeexital ci développement réew mi dafa sukkandiku ci li nga xam ne mooy li mu doon parce que ku wàcc sa ànd dañ ne da ngay boo demee ci àndu jàmb da nga fekk mu toog ca ñun Sénégal dañu wàcc sunu ànd te amul benn réew ci àdduna bi boo xam ne ñu ngi koy boole ci classement yi am doole muy classement Singapour way yi nga xam si ay classement PISA yi nga xam ñun suñu boor bi ñun waa Afrique sowu jant ci yooyu lan yooyu nattukaay lañ bokk amu ci benn réew boo xam ne bokk na ci nattukaay yu mel noonu yoo xam ni ma ngay jàngale ci kàllaama jàmbur loolu mooy première jafe-jafe Sénégal ay sénégalais parce que ku ni jàng mooy kàllaama parce que kàllaama dañ lay wax nga tontu ci kàllaama ngay jànge ko xale bu nekkee tout tànk am juróomi at wala juróom-benn at ñu yóbbu ko ca école ba muy jàng kàllaama ba muy dale baa dafa am solo torop am jeexital bu mag a mag ci li nga xam moom la nar a jàngi ëllëg ñun Sénégal nag réew yëpp ñi ngi commencé di soppi loolu maanaam colonisateur bi bàyyi woon fi ab langam mu tudd langue française réew yëpp di ko soppi di jàng ci seen kàllaama réew ab américain xalaatul doomam di dal ci lu dul anglais ab français mi nga xam ne moom moo ñu imposé langam xalaatul doomam di dal ci leneen dul français ab chinois xalaatul doomam jàng ci leneen dul chinois japonais noonu keneen noonu ñun Sénégal ba léegi ab xale day nekk séeréer
wala mu nekk joola wala mu nekk wolof wala mu nekk tukuleur am juróom-benni at wala juróom-ñaari at dem ca école ba dale ci làkku jàmbur nga xam ne langue bi day nekk blocage bu ñëwee li muy njëkk am jafe-jafe mooy parce que jàng langue da cee am solo waaye du moom mooy xam-xam bi langue dañ fay jaarale xam-xam waaye du langue moom mooy xam-xam bi xale boo ni 1 + 1 = 2 ak nga ne ko benn tegaat ci benn mooy ñaar benn la xam-xam baa nga fa bu ko kee mënee wax ci français kii da koy wax ci olof wala séeréer wala jola wala leneen anglais ba wax ko ci anglais ni 1 and 1 are 2 kee wax ko ci chinois kee wax ko ci neneen waaye ba léegi ñooñu ñëpp xale yooyu ku ci nekk am nga xam-xamu jël benn dolli ca beneen muy ñaar kon nag ñun Sénégal sunu jafe-jafe xale booba nag bu ñëwee nag bu 1 + 1 muy xiini du xam fu muy taxaw ma ngay am retard ca américain ba xam si moom ca seconde ya njëkk ya lañ ko wan mu man ko parce que man ko doon def seen kër ñu jàngal ko mu daal di dem kon nag ñun loolu mooy retard bi nga xam ne moom la ñuy accuser ñun ci suñuy doom loolu mooy am jeexital ci programme yi bu ñu demee bay def CM2 bu ñu demee bay def BFM bu ñu demee bay def baccalauréat ba xale yi xarañte bi na ci ñoom système éducatif mënu koo yee ba xale yu bari ñu ngi bàyyi jàng ñu ne xamuñu dara fekk nañ leen tàggate ak yoon woon leen jaarale moo baaxul kon suñu système éducatif bii jafe-jafe la njëkk am te ñoom njiitu réew yi fi jaaragun yëpp amaguñu responsabilité wala fitu taxaw ak France ne ko ñoom moom suñu réew niñ ñi kaase ci ne nañ dindi français bi ci Sénégal ñu def ñu dindi ko ci Mali dindi ko ci Togo dindi ko ci réew Afrique sowu jant bi nga xam dañuy am sunu monnaie forte boo xam ne ñun ñoo koy tàggatal sunu bopp te kenn duñu noot duñu nekk monnaie boo xam si ab colonisateur mënu koy imposer c'est la même chose ci système éducatif bi bu ñu bëggee dem dañuy am sunu njàngum bopp moo xam ne dañuy jàngale sunu aada ak sunu cosaan di jàngale sunuy kàllaamu réew di jàngale sunuy diine di jàngale li nu doon ñun Sénégal te du tee ñu ubbeeku ci li xew ci àdduna bi di am ay xarale di jàng ba bu ëllëgee Sénégal di am ay kàngam di ko comme ni ko yeneen réew yi di amee pourtant fii ci Afrique ay réew yu mel ni Rwanda Paul Kagame taxaw na xool français yi ci bët ni leen français dootul am doole sama réew damay jël Kenya Rwanda la Kenya Rwanda mooy langue ba fa ëpp doole ci Rwanda nga xam daanaka mën nga koo méngale ak wolof mu imposer ko ci école yi xale di ci dal baa te du tee xale yi bu nee ba ca kanam dañuy teg deuxième langue bi mooy anglais ñu rétrograde français bu ñu demee ba ca kanam ñu jàng français nekk fa troisième langue pourtant malgré réforme boobu mu def France da koo mere woon mais da tegu ci lu dul tuuti mu daal di jël francophonie jox ko jigéen joo xam ni ma nga bokk ca Rwanda ba noppi Paul Kagame dem France ñu déroulé ko tapis rouge parce que simplement français yi xam nañ ni kii ku gëm boppam la mais ñun nag sunu président yi comme gëmuñu lu dul seen intérêt gëmuñu lu dul seen poste gëmuñu lu dul France jàppale leen pour ñu nguuru kon ñoom li réew mi di soxla pour dem intéressé wu leen parce que réew mi dem sax ñoru leen parce que bu réew mi demoon ba sénégalais yi dootuñu ndóol ku bëgg a añ ku bëgg a reer ku bëgg a faju ku bëgg a jàng bu boobaa kon bu élection amee dootuñu mën a def achat de conscience donc ndóolal nit ñi moo leen intéressé teg nit ñi oyofal leen ñàkkal leen fayda moo leen intéressé loolu moo tax système éducatif bu baax bu mën a andi ay sénégalaises ak ay sénégalais yu gëm seen bopp gëm ni Sénégal moo war a nekk au cœur de tout ce qu'ils font dans leur vie loolu ñoom dirigeants yi intéressé wu leen loolu moo tax système éducatif bi jafe-jafe yi ci nekk mënoo cee keccet ñi nga xam ñoo jiite réew mi ñi ko mos a jiite ba fii nu toll nii mais surtout ki fi nekk nii le président Macky Sall nga xam ne bu ñu duggee tuuti ci waxtaan wi dinaa la woon lu tax moom muy yàq njàng meeg njàngale mi parce que jafe-jafe yi am ci njàng mi yëpp président Macky Sall moo ko andi moom ak nguuram parce que moom mooy def ab bot di compter ci biir fonction publique bi ba tax jàngalekat yi kontaanuñ tout le temps ñuy grève di laaj seen i ak seen i yelleef yi leen xañ ba tax tey jii xale yi jàngatuñ niveau bi yàqu na mais day gën a yàqu at mu nekk loolu man jàpp naa ni c'est normal ñu def ko parce que seen i doom jàngewuñ fi amul benn doomu ministre boo xam mi ngi jàngee ci école publique bi lu yéeme loolu kenn sañu koo def Chine kenn sañu koo def États-Unis kenn sañu koo def dana ñëw ci pàcc boobu mais bu ma la déggee responsabilité yi da nga ko def à 100% ci njàng mi jàpp naa ni jot nañ fee jot ay laaj ndax question boobu gawuma ni Sénégal yi mën nañ koo bàyyi mu jàll da nga koo def lépp ci gouvernement bi peut-être am nañ ci benn part de responsabilité mais askan wi aussi am nañ part de responsabilité boo xam ne war nañ leen ko wax yéen enseignants yi ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci salle de classe di jàngale ndax tey buñ demee ba ndaw ñi génn ci mbedd mi di grève ñi dañoo bëgg a jàng te buñ génnee ci mbedd mi xam nga li ñuy jàmbaar loolu force de l'ordre yi ñu ngi fi ndax ñoom ordre lañ fi nekke bu fekkee ne ndaw ñi dañoo génn am na lu tax ñu génn buñ génnee mooy enseignants yi ci boppam ñoom ñoo grève c'est-à-dire que man tey nag wax dëgg yàlla ci kàddu yi nga yëkkati boo nee ma woon état bi
moo ci njëkk ñeneen ñi ci des ci formation bi dama caa yeggagul woon danaa ci ñëw danaa ci ñëw parce que bu ma la relancer ba sa xel dem ci nga war cee ñëw question yi ñu jot a joxe faaw mu daanu si tey daam li ma bëgg a dégg mooy bu ñuy wax tey enseignement au Sénégal bu ñu xoolee depuis 2002 niveau bi day gën a wàcc yaa ngi fi doon wax léegi mooy nu mu tuddee ci connotation PISA yooyu ngay wax bu dee ci wàllum Afrique ni ñuy noté ni ñuy noté wàllum njàng meeg njàngale mi d'accord naa ci benn côté bi nga ne dañoo war a introduire langue nationale yi mooy langue locale yi lu ci mel ni le wolof le pël le tukulóor le séeréer ak soninké ak wolof langue yi nga xam ne Sénégal ci gox bu ci nekk dañ ko fay jàng ndax jàng ci sa langue li nga nàmp day gën a yombal ci yow ndax réew yi nga ni dafa développé yëpp lu ci bëri seenu langue la ñuy jàng loolu mën nañ ko d'accord waaye tey daam bu loolu lépp weesoo ci ñi ñu jiitu amoon njàng moo normal est-ce que sénégalais yi duñu wax ni professeurs yi leen doon jàngal conditions yi leen doon jàngee ak jamono ji conditions yi ñu jàngee dafa am différence bu fekkee man prof la ñu may fay le 5 bu ne wala le 6 bu ne ma jot sama salaire bu débrayage amee 9h ma dagg sama njàng buñ grévé à 9h 10h ma dem di xari mat ba 18h est-ce que kooku tey duñ dut baaraam ci moom ni enseignants yi aussi ci ñi nga xam ne ñoo sooxal njàng mi ci lañu bokk man côté boobu bëgg naa nga ñëw ci tey ji rôle enseignants yi ci njàng mi fan lañ toll parce que ñi ngi réclamer depuis 2012 ba depuis 2013 enseignants yi ñi ngi grève rek la ñuy dégg élèves yi ñoo daan grève parce que amuñu ay lycée ñu dem ba am ay lycée ñu ne élèves yi ñi ngi grève parce que amatuñ ñu leen jàngal ñu dem ba parce que ñi leen di jàngal dañoo grève man damay grève ngir ki ma war a jàngal ñëw jàngal ma man jàpp naa ni part de responsabilité bi aussi war ngaa duut baaraam ci enseignant yooyu di jàngale bu fekkee dafa am problème boo xam ne dañ ko war a mettre sur la table ñëpp am ci ak yéy ak yàbbi kon tey yow ban rôle ngay jox enseignant yi ci problème bi am ndax ala kulli haalin mënuñu leen cee génn. jërëjëf man li ma jàpp mooy que ni effectivement dama doon ñëw ci niveau de responsabilité yi gouvernement bi il fallait ma duut ko baaraam parce que moom moo ci ëpp responsabilité parce que moom lañ dénk ki nu dénk bokkul ak kin dénkul sénégalais yi ñoo dajale seen man-man ak seen sañ-sañ constitution bi wax ne ko yow yaay dogal yow mi nu fal ñun askan wi jox la lépp lu nu am ne la xoolal nag li gën ci réew mi nga doxal ko kon kooku lañ dénk lépp kooku ñu dénk lépp nag ñu ne ko tabaxale école jëlal ci sunu xaalis ñun sénégalais yi nga recruter ay jàngalekat former leen fay leen ay salaires yu baax ñu jàngale ba noppi mettre conditions yu baax pour que njàng mi ñoŋ ba ñu am sénégalais ak sénégalais yu baax yoo xam mën nañoo yor réew mi kon nag kooku moo tax responsabilité moo ci ëpp loolu tax moom ma déparé ci moom te wax ne nguur yi fi jiitu woon yëpp depuis Senghor ba léegi ci jafe-jafe lañ nekk ak njàng meeg njàngale bi mais bu ma ñëwee ci yeneen catégorie mooy jàngalekat yi ñoom am nañ responsabilité parce que ñoom ñoo war a taxaw tàggat xale yi li may gëm nag mooy jàngalekat yi jafe-jafe bi ci nekk mooy bu doon ñoom ñoo am suñu organisation boo xam dañ ñoo bàyyi ñuy recruter ñun jàngalekat yi am suñuy kuréel yu recruter état du ko politique bu boobaa daan ñu mën a dut baaraam bu fekkee jafe-jafe am na ci njàng mi mais jàngalekat recruter wul boppam amul benn structure jàngalekat buy recruter état mooy recruter ci ay intérim barki dem boo njaay ci juróomi junniy jàngalekat yi mujj a recruter te ma wone ci télévision yi ak ay preuve que ñu bokk ci nguuru président Macky Sall dem nañ jël seen i mbal leen ci biir njàngale mi kon kooku mënoo wax ne jàngalekat bi moo responsable mais tey ji bu ñu doon dañoo organiser affaire ba xam ne jàngalekat yi seen i kuréel ñoom ñooy càmbar kenn mënta jël kenn ku dul ko jaar ci ñoom mais toog bam neex leen rek jël seen juróom junniy jàngalekat yoo xam kenn contrôlé wu leen nu leen neex lañ ko jëlee kooku tamit xam nga jafe-jafe la am nañu du mën ñëpp ca bon mais am na ca ñun ca jël ñoo xam ne waruñ ca woon a bokk bari na ñu fa nekk ñoo xam ne wax dëgg yàlla amul lu ma leen di reprocher mais kon boobu jafe-jafe am na ci léegi nag beneen bi mooy jàngalekat yi effectivement dañuy grève yi metti na mais benn affaire bu may relever boo xam sénégalais yi ñu ngi koy wax ni jàngalekat dañuy grève ci école publique yi dem xari mat loolu dëppoowul ak li am néew ma xaruñu mat mais jàngalekat mënta tëj école am dem xari mat mënul nekk parce que jàngalekat bu école ubbee dañ koy jox emploi du temps lan mooy emploi du temps ñu ne la 8h ba 10h bii classe ngay jàngale 10h ba midi bee classe ngay jàngale boobu midi jotee wàccal nga ñibbi bu talaataa nga ñëwaat nga jàngale 10h 8h ba 10h yaa moom sa bopp bu alxamisee bul ñëw parce que ce jour repos la àjjuma journée bi yëpp da nga koy jàngale ba 16h waa loolu nag heure ya ngay dese nga dem jaay ko loolu mooy xarmat léegi nag sénégalais dañ koy waxe noo xam ni comme ni nga ko waxee lañ koy waxee maanaam dañuy tëj école publique bi dem di jàngale ci privé bi loolu amul li am mooy seeni heure yanuy noppalu la ñuy def di ko jàngale ca privé parce que ku tëj sa école te dara xewul nga dem ci ab privé di jàngale loolu boo ko defee dañuy rëq sa ndigg dañuy dagg sa salaire parce que loolu kenn du ko nangu fer ci benn réew maintenant nag loolu c'est important ñu def précision boobu beneen bi mooy bu jàngalekat dee xarmat c'est parce que lañ koy fayee moo doyul
parce que gisaguñ benn magistrat buy wër di atte fenn parce que lañ koy fay daa doy gisaguñ benn préfet buy wër di wuti ay yeneen service yoo xam dafay liggéey parce que lañ ko fay daa doy sëkk gisaguñ benn député boo xam si day nekk député boo xam di dem di wëndeelu ci mbedd mi naan day jaay marché wala day jaay leneen parce que lañ koy fay daa doy sëkk jàngalekat yi nag ñu jox leen salaire yu ñàkk fayda yoo xam ne ñoom ñoo gën a tuuti le salaire ci fonction publique te ñoom ñooy formé ñooñu di def loolu jàngalekat yi ñoo gën a gradé ci biir fonction publique ñoo ci gën a ñàkk fayda ci salaire yi ñu leen di fay loolu moo tax ñuy dem di mottali parce que la ñuy yore matul comme ni ma leen di tooñee bu weer dee ku sa jabar ñaan furuñi te pourtant sa jabar defu la dara dalaa ñaan rek ñaari junni bu la nee damay dem ngénte nga mer te pourtant defu la dara day dem rek seeti moroomi jigéenam waaye nag bu dee salaire bi ñuy fay jàngalekat bi daa néew a néew te droit am yéen ko war a fay joxuñu ko ba muy grève parce que bu doon tey ji grève bi daa tegul ci dëgg dañ naan jàngalekat yi kon ñoom ñoo responsable waaye comme ñoom dañuy signé ay accord ak nguur gi ñu déggoo ak nguur gi ci dara mën naa cee ñëw su la neexee ci ay détails loolu buñ ko déggoo ba pare nguur gi dem di def lu ko neex di jaay doole daal di ne ko yow loolee ma déggoo woon ak yow ba xaatim ko ci këyit léegi respecté tuma ko parce que yow faale wu ma la ba ne au même moment muy gis muy jox ñeneen ñum bokkal fonction publique bi di def séddale maam alors que fonction publique dafa am loi bu tënk état moom la ñuy wax la loi 61-33 fii ci Sénégal 61-33 boobu moo wax ni ñi nga xam ne da nga leen a recruter kii di la attel kii di la jàngaleel kii di la fajal kii di la yor a kaaraange réew mi wala leneen ak leneen ku ci nekk na niveau ba nga ko recruter na nga ko yemalee keneen ka parce que ku ci nekk la muy def amal na njëriñu réew mi état bi nag day jël da lay jël yow jël la ci niveau bac plus 6 nga koy jàngaleel mu jël keneen ci niveau bac plus 6 mu koy attel wala mu koy defal leneen salaire kooka man laa fay yow juróomi yoon yow jàngalekat bi wala juróom-benn yoon kooku nag képp kuy atte dëgg da ngay xam ni kër comme ni ma koy waxee bu dee fonction publique dafa am da nga koy mën a méngale ak kër borom kër bu yeree ñeenti jabar di gënale ñeenti jabaram tabaski jot mu ne aaw bi ak ñaareel bi ak ñetteel bi ak ñeenteel bi du ma leen yemale ndaxte ñeenteel bi mooy sama gone gu ndaw yëkkati ñaar fukki junni jox ko ne ko demal wuti loo sol daal di jël ñetteel bi ne ko yow xaar ma jox la fukki junni ak ñaar daal di jël ñaareel bi daal di koy jox juróom-benn junni ne aaw bi yow jàppal ci ñaari junni yi ndax am màggat nga kër ga tas na képp ku fa dem di ko jàppaleet da ngaa bëgg a ruube rek waaye xam nga ni kër googu jàmm dafa am parce que borom kër ga moo tas këram kon kër gi ni mu tase nii ba pëccëxoo bi am état Sénégal moo ko andi parce que moom moo jël ay liggéeykatam di leen gënale di seet ñi muy jox lu bari ak li muy jox ñu ndaw alors que loi bi ko tënk moom état waxul loolu kon képp kuy atte da ngay wax état bi boo bëggee jàmm am ci kër gi jàngalekat yi ngay leen di xañ seen ak seen yelleef di leen jaay doole ci fonction publique da nga koy arrêté kon loolu moo tax jàngalekat yi responsable am ko maintenant pour ñëw ci parents d'élèves ak élèves yi am nañ ci responsabilité parce que parents yi léegi seen yoon nekkatul ci njàng mi dañuy xëy jafe-jafe dab na leen ñu dem di wuti loon am pour dundal kër gi talatuñ élèves yi xale yi jàng nañ seen yoon nekku ci kun ci convoqué ci école yi doo dem parce que amoo temps da ngay xëy di wuti loo andil ci kër gi pour ñu añ wala ñu reer xale yi tamit léegi jafe-jafe am na ci jamono ba xarala yi bari na bari goo xam ni xale yi seen téléphone yi moom moo leen ëppal importance dem jàng seen i leçon foo leen fekk ña ngay mën a connecté wu di nekk ci leneen loo xam si bokkul ak njàng meeg njàng mi temps bi ñuy def ci njàng mi ndaw ba jéggi day wa di intéressé wu ci leneen li nga xam ne ñoo nekkoon ay référence ci démb ci borom xam-xam ak yooyu léegi loolu nekkatu référence léegi ay nit ñu siiw ak ay mbër ak ay ñeneen ak ñeneen ñoo nekk seen i référence ak ay nit ñoom ay woykat lañ ñoog leneen ak leneen léegi ba nga xam si fi mu toll nii njàng mi joxatuñ ko benn importance parce que ci askan wi képp kuy jàngale comme yoroo dara nekkatoo référence intéressé woo kenn xale yi tam intéressé wuñ leen donc loolu moo tax actuellement jafe-jafe mooy ku ci nekk am na luñ la war a dut baaraam jàngalekat yëpp fi mu toll nii ni ngi leen di recruter ba nga xam ni ci ni leen di recruter parfois formation yi mën na am ay sooxe ba ni ñu waroon a taxawee des fois duñ ko taxawee loolu tamit mooy dëgg parce que koy wax tamit da ngay wax rek te yàlla tax mais jàngalekat yooyu kon responsabilité biñ ci am mënees na koo dut baaraam waaye nag bi ci gën a rëy daal tigi ci ñoom ñëpp ñi nga xam ñoo séq njàng meeg njàngale mi état bi ñoo nekk au cœur de la responsabilité bi nga xam moo indi jafe-jafe am ci njàng mi. waaw loolu mën nañ taxaw ci côté boobu ndax tey bu fekkee ni xale bi dafa génn toj boppu jàmbur li ñuy njëkk a wax mooy papa ji mooy responsable c'est-à-dire que lépp buñ ko delloo ci état mooy dëkk bi état lañ dénk mais dafa am part de responsabilité yoo xam ni mënuñu teggi mbirum jàngalekat yi gis nañ lu bëri ñuy def comparaison entre jàngalekat yi ak magistrat yi jàngalekat yi ak commissaire en douane yi jàngalekat yi commissaire de police waaye daam foofu mën nañ fi taxaw ndaxte jàngalekat bi nga xam ne dafa am maîtrise ñu former ko bul fàtte ni formation des enseignants aujourd'hui on parle de 45 jours
formation des magistrats ak concours magistrats yi boo ko doon comparé ak concours enseignants yi bokkuñu certes am na ñu susute magistrats yi peut-être jox nañ leen seen àq ba mu ëpp. bëggoon naa xam li ngay tuddee bokkuñu foo ko teg. fi ma ko teg mooy rigueur bi ñu am ci formation magistrats yi amatul ci formation enseignants yi devenir un magistrat est plus difficile que devenir un enseignant. Même bu ñu devenir ay fonctionnaires dafa am danañ ci ñëw catégorie yi ñu jox enseignant bi joxuñu ko magistrat bi catégorie bi nga xam ni tey les médecins yi nga xam ne dañoo nekk ci fonction publique ak magistrat yi wala ñi nga xam ne dañu jàll concours ENA ça veut pas dire que ni dañ leen di catégoriser rek que ni kii niveau cadre la jàll wala kii bac plus 5 wala bac plus 6 parce que tey bu ma xoolee formation bi ñuy yéen enseignants yi tey ci 45 jours lañ leen di former bu après formation continue nan nga mën a former nit ci 45 jours te nga ñëw ni am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di tabb dañ leen di sélectionné ci seen appartenance politique à vérifier kon faay bi foofu fan la nekkee ñaareel ba mooy buñ la formé ci 45 jours nga war a jàngale war a joxe xam-xam man njort naa ni 45 jours doyut tey jii boo xoolee suñu niveau bac plus 4 ak bac plus 5 tout simplement boo demoon université Cheikh Anta Diop de Dakar nga jël sa micro tàllal ko ñi nga xam ne ëllëg ñoo war a def professeur français man jàpp naa ne ñenn ñi buñ la làkkee ay tubaab dangaa njort ni ñii olof lañ la wax waaye waxuñu la tubaab tey jii boo demoon ñi jàngale anglais seen niveau anglais mën naa demee noonu kooku tey jii parce que joxuñu leen ba ñu dalee jàng ba tey de la 6e jusqu'en terminale ba ñuy def bac plus 5 peut-être que ni amuñu formation de base bu doy bu solide kooku tey boo ko formé ci 45 jours nga bëgg ko tolloog keneen ki nga xam ne da nga ne magistrat la même le magistrat bu amee le même niveau ko waa ji bokkuñu fu ñuy jaar kon jàpp naa ni tey boo ni ma woon respect bi ñu jox magistrat yi jox leen seen àq maa ngi ci danaa la bàyyi nga daaneel foofu respect bi ñu jox magistrat yi jox leen seen àq di leen jox ay kër di leen jox ay salaire yu bëri indemnité yooyu war nañ ko jox enseignants yi ci ñuy xeex ngir enseignants yi am seen gëdd ak seen àq ak seen yelleef man mii ci laa bokk waaye dafa am loo xam ne mënu ma ko nangu tey jii daam dama lay poser benn question boo xam ne boo ma ci mënee répondre à toute franchise dana ma neex mais bala ñu doon ci loolu j'aimerais bien li nga wax ni nga jox ma possibilité ma wax ci lu ma xalaat parce que danaa la jox sa danaa la booy bàyyi léegi beaucoup de commentaires di andi beaucoup de choses bala ñuy dugg ci yeneen questions yi danaa ci ñëw parce que même bi lay doon damay bañ rek ñu jaxase affaire yi waaw duñ ko jaxase danaa ci ñëw tey jii ki ñuy former pour mu devenir magistrat ci yan condition lay jaar ba devenir magistrat ki ñuy former ñàkkuñu ay information ki ñuy former pour mu devenir enseignant ci yan condition lay jaar ba devenir enseignant est-ce que mën nga di parallélisme boobu ba war a mën a tax nga ni lii ñu jox magistrat yi war nañ ko jox enseignant yi waaw j'aimerais bien nga déglu ma ci loolu parce que loolu moom dugal nga ci benn question moom lu ma xam la nag d'abord da nga wax ne fu ñuy jaar dama lay wax fu ñuy jaar pour nga xam ne ñoo yem différence ba fan la nekk naa la ko wax aussi ñun dañoo yore élèves yoo xam dañuy nekk ay magistrats man ñaata élèves laa yore yoo xam ne yor naa leen lycée Aline Sitoé Diatta wala ma yore lycée Limamoulaye tey ñu ngi nekk ay magistrats ma leen di fekk ci tribunaux yi yoo xam bi ma leen di yore terminal ak léegi yàggul donc ñun xam nañ niveau yi nag xam nga li ma la wax donc magistrat du leen dul élève boo xam ne def na circuit normal ba terminal bu defee terminal mu am bagam bu amee bagam mu dem université dem faculté de droit di jàng droit dend ak ab moroomam bu nekk faculté de lettres ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci biir université bi ñoo yem ni leen di tàggate faculté de droit gënul faculté de lettres lu leer laa lay wax professeur yi kàngam ya nekk faculté de droit boo leen tegoon teg faculté de lettres kàngam ya fa nekk soreewuñ ñoo yem wala da ngay gis kàngam yoo xam sax ci faculté de lettres amul en droit li may wax ni ñi bokk ci biir université bi xam nañ li may wax donc kee def ñeenti at ci université bi di jàng droit ci ay conditions yu metti comme ku faculté de lettres bi ñoo yem kii tamit nekk fac lettres di jàng pendant ñeenti at su ñeenti at yi matee bu dee redoublé wul bien sûr mu def maîtrise am su amee maîtrise en droit am keneen ki mi bokkal nekk moom it am maîtrise en lettres ku ci nekk yore maîtrise am ñoom ñaar ñëpp ku ci ne dem defi concours xam nga donc xam nga ba foofu d'accord nga ni ñoo yem ba foofu ñoo yem am benn différence kee day def maîtrise en droit kee def maîtrise en lettres man exemple laa ci parce que ki ma bokkaloon nekk maa ngi moom il est devenu aujourd'hui magistrat de la cour des comptes ñoo bokkoon chambre moom xam na ndax moomu ëppoon niveau wala ëpp ma ko daa am maîtrise am en sociologie comme li mu doon def méngaloo na tuuti ak droit man ma am maîtrise en lettres ñoo yem donc ñu bokk ni ñuy tàggate yeesal sax du ma ca dugg maintenant léegi bu ñaar ñooñu bu ku ne amee maîtrise am ñu dem def concours nag kee dem def concours pour àtte bu dee magistrat bi kee dem def concours pour jàngale
léegi nag différence ba ci 2 ans yooyu dong la ku ci nekk boo jàllee ci concours bi nga def concours boobu boo ko jàllee ca tàggat ba dong la ñu wutee te léegi la loolu am léegi mais la ngay wax 45 ans loolu ñi ciy juum bari na loolu instituteurs yi la. tudduma professeurs yi may ma rek c'est important non 45 jours yi laa lay wax dama ne la. ci forme ñooñu ngay wax may ma rek ma ñëw pour mu leer il faut ñu leeral ñi ñuy déglu man ma pare naa ñëw ci instituteurs yi 45 jours yi loolu mi ngi doog a am sax ci nguuru Macky Sall mais dama lay wax la léegi ci bac plus 6 yi laa lay wax ne amul benn différence kee dafa am maîtrise en droit kee am maîtrise en lettres ñoom ñaar ñëpp bokk université bokk nekk ñu pare kee def concours pour nekk jàngalekat professeur de lycée kee dem nekk def concours pour dem ENAM ñu former ko pour mu nekk magistrat war a àtte kee di àtte kee di jàngale maintenant ki nga xam ni professeur lettre la bëgg a nekk wala professeur anglais wala professeur mathématique buy def concours bi loolu nga wax sénégalais yi koy wax amul concours pour dugg à l'école normale supérieure pour nekk professeur de mathématique moo gën a saf fuuf moo ay 40 000 candidats ngeen di doon ñu war faa jël ay 20 personnes sur 40 000 candidats moo gën a saf fuuf te yéen ñëpp da ngeen di taqe yaa may dégg moo gën a saf fuuf kay def concours pour dem ENAM donc kee bu defee concours day def 2 ans à l'école normale supérieure tey moom mooy FASTEF kële tamit bu defee droit def concours bi su jàllee day def 2 ans à l'ENAM professeur ya nekk ENAM di former gënuñu taqe lu leer laa lay wax mën naa laa joxe exemple professeur ya nekk ENAM di former magistrat yi gënuñoo taqe professeur ya nekk école normale supérieure di former les professeurs de lycée donc kee bu defee 2 ans génn comme magistrat ñu affecté ko ci benn tribunal muy àtte kee bu defee 2 ans école normale bu paree ñu affecté ko ci benn lycée muy jàngale benn différence amu ci ñi koy wax yëpp xamuñu li ñuy wax dara. waaw léegi defar naa ko foofu daam je pense que ñi nekk fii ci room bi am na ci ñoo xam ne yàlla def na jàng nañ def droit ba am seen maîtrise dem defi ñaari concours yëpp am na ci ñoo xam ne jot nañoo jàng ba nekkoon sax ay nit ñoo xam ne ay kàngam la woon ci wàllu droit am seen bac plus 5 dem defi concours ENAM mais au Sénégal tey bu ñuy dugg baaraam ci concours yi ku xam concours ENAM niveau attends bu ne bac plus 5 bac plus 4 la ñuy dem même ENAM waaw bac plus 4 bu ñu amee à l'étranger maîtrise bu ñu amee maîtrise en droit rek mën na ñoo jàng bu may joxe bac plus 4 ñenn ñi jàng à l'étranger la dama ni tey ma leeroon ni man en tant que étudiant jàng naa ba xam ne bu ma defee concours bac plus 4 am sama maîtrise en lettres wa am sama maîtrise en droit jàll concours ENAM moo gën a yomb ca concours ENAM bu ma fa jógee nekk magistrat ñun xam nañ salaire magistrat yi xam nañ salaire enseignant yi kon jàpp naa ni qui peut le plus peut le moins njortu naa ni kon tey foofu wax ji foofu xaw na biaisé ci benn côté non biaisé wul dama kon Sénégal yi dañu xam xamul da biaisé wul non man d'accord ma yow xamul da biaisé wul parce que ENAM ñoom profil bi ñu soxla mooy ku def droit ki nga xam ne nag mathématique la def wala PC wala physique chimie kooku jàng bi mu doon jàng à l'université pour am maîtrise en physique chimie kooku ka doon def droit ba am maîtrise am gënu ko mettile loolu laa la bëgg a leeral c'est-à-dire que ki nga xam ne maîtrise en physique chimie la am yaa may dégg wala maîtrise am en mathématique la am kooku moo gën a dër loolu débat boo sax Mary Teuw Niane wax na ko ci biir concours général daaw jég bi ñu amee benn boy bu am concours général premier prix mathématique ñu tege ko ne dem am premier prix mathématique am premier prix PC donc am premier prix SVT moo ñu dem jëli koo xam ne ay module en droit la am ay prix Mary Teuw Niane ne buñ tolloole prix ki am premier prix en mathématique am ko en PC am ko en SVT ou deuxième prix en SVT mais kooku moo ëpp mérite foofu ki nga xam ne moom ay module citoyenneté nga xam si ay module droit la donc yamuñu dama ne la gënulul metti dama la am maîtrise en droit moo gën a yomb am maîtrise en PC lu leer laa lay wax li ma lay wax ni ku nekk yemul sax loolu mën nañ cee bañ a waaw léegi nag kooku am maîtrise en PC day génn nekk def 2 ans à l'école normale que la def 2 ans à l'ENAM ñu génn ñoom ñaar ki génn à l'ENAM mën koo fay 5 fois loolu du problème concours da nga ko defal ndoo ku daan majoré promo nga jàll ci concours bi bàyyi ko fa concours dafa am ay conditions yu ñu ciy demee ak nuñ koy waajale loolu du problème problème bi ñuy wax tey buñ waaw mën nga koo rectifier bu ñu bëgg a rectifier ko c'est-à-dire que gis nga foofu bu ñu fa dugg bu ñu wax ni tel concours loolu complexe yooyu dañ ko filer sénégalais yi du question de complexe daam ndax boo nee ma tey magistrat yi seen jàng gënu ta metti le njàng question de metti maa ngi ñëw dama laa bëgg a rejoindre pourquoi ñu gënul metti yàlla xam na ko
yàlla non xam na dama laa bëgg a joindre pour ñu avancer dama laa bëgg a rejoindre pour ñu avancer tey boo nee ma ki def lettre ak ki def droit ak ki def tey mën nañoo defandoo concours bi jàll mën naa koo d'accord ci benn côté parce que concours bi boo gisee ñu ne niveau bac plus 4 lañuy sox defuñ ay profil lañ soxla exactement ENAM soxlawul prof mat ENAM xam nga la soxla ay ñu génn en droit administrateur yi loolu tax prof mat yi duñ ko mën a def loolu moo tax prof mat yi defuñu ko mën naa koo d'accord mais tey loolu jafe-jafe bi quoi léegi daam mais xoolal gis nga ñoom maîtrise en droit yooyu ku ci def école normale bëgg a def mathématique doo jàll parce que profil ba amoo ko école problème de profil la quoi école normale tànneef bi mën nañ cee ñëw mais damaa jàpp ni jataay bi da koy xaw a xat parce que ñiy wax ak yow am na ci ñu nekk ci jataay bi ñoo xam ne peut-être ay enseignants lañ jot nañoo jaar j'aimerais bien ñu discuter sur ces questions là danañ ci ñëw léegi fi ma bëgg a ñëw mooy niveau bi ñu am tey boo gisee daam question bi ma la bëggoon a poser mooy bii di ñëw bu ma la laajee ci kàllaamay wolof lan mooy dignité lan nga may wax comme yow nitu saa wolof nga njort naa ni boo jógee ci booru Kajoor bu kàllaa baat boobu wóoru laa mën a réer dignité buñ ko doon wax tey mooy lan ci baatu wolof nan nga ma koy firile pour ma mën a tëgg sama question posé ko waaw dignité de mooy man bu ma ko doon jàng parce que malheureusement malgré que man région la ba nekk Louga bu dégg wolof jàngawuñ ci sunu kàllaama donc wolof des nañ koo dégg ñun ñëpp français lañ dégg mooy bari mun ñu koo traduire ci France ci wolof mais dignité daal man jàpp naa ni mooy xam sa gëdd nit ku xam gëddaam mooy nit ku am dignité mooy xam sa gëdd maanaam loolu mooy nit ku am dignité loolu laa jàpp man ni moom laa ko mën a traduire. mooy ki nga xam ne jot na xam na lu ko war mu koy def. waaw mooy xam na gëddaam rek maanaam xam na mooy kan xam na li mu doon. d'accord donc bu ma jëlee réponse boobu tey dafa am benn xale bu ndaw boo xam ne dafa posé benn question mu ni man bu ma daje woon ak sama professeur année blanche am ma ni ko tey day njort naa ni grève yi ngeen doon grève moo tax jànguñu lan moo taxoon ñi grève prof bi ni ko ñun de suñu indemnité de logement lañ doon laaj ak yelleef yoo xam ni dañ ko doon tàllal suñu loxo gouvernement bi waroon signé woon ko ñëw boobu ba tey mu ciy layami comme ni nga koy waxee joxuñu ko moo tax année blanche am tey xale boobu tey bu dee duut baaraam ni kan mooy responsable prof bi doon grève la cañ ko doon fay salaire nga xam ni salaire yi du ñu retard ak prof bi nga xam ni moom confort la doon xaar ak yelleefam ngir bañ a dem jàngale ji ndax bu may laaj baatu dignité mooy nit ku digne jàpp naa ni baatu wolof bi ni nga koy indi mooy ko xam yelleefam xam sa yelleef est-ce que warul parfois nga jëf-jëf joo xam ni doo ca xaar jërëjëf wala doo ca xaar ndimbalul kenn wala doo ca xaar aspect pécuniaire bi kese man de njort naa ni tey enseignants yi waroon nañoo mën a takk seen biir dugg ci l'école yi jàngale ba école tëj ñu ne ñetti weer yi nag danañ ci décider loo xam ni bu septembre wala octobre tant que état bi fayuñu li ñuy laaj duñu mas a dellu ci classe yi que ñuy ànd ak xale yi duñu jàngale duñu dugg ci classe yi ba niveau xale yi di wàcc li gën a yéeme ci mbir mi mooy examen mën naa am jàll classe supérieure mën naa am waaye niveau bi day gën a baax parce que boo xoolee suñu élèves yi ci ëpp bu ñu demee au niveau de l'étranger seen niveau day xaw a wuuteeg niveau ca ku mas a xam étudiant sénégalais yi xam ne étudiants yu mënoon a jàng lañ ak ndaw yu mënoon a jàng ndax fi ne nii li gën a sooxe ci enseignement bi man tey bu fekkoon prof yi dañoo génn ni programme bi dañ ko war a changer ba duñu dugg ci école yi ki ma topp ci moom rawee na ma lu ëpp fukki classe ca kayeb matam laa doon jànge yow mii njort naa ni ñi nga jiitu am na ci ñoo xam ne programme ba nga doon jànge ba tey la ñuy jàng kon tey bu ñu génnee ci mbedd mi di laaj suñuy indemnité ni dañ ñu ko war a jox bu ñeneen génnoon di laaj en parallèle que ni ñun duñu jàngale parce que dañu bëgg ñu soppi programme bi man dama ci d'accord ak ñoom mais tey jii bu ñu demee comme ni nga koy waxee bu ñu état bi layamee joxu leen seen i àq enseignant bi aussi dëgg fi mu dëgg kan mooy perte xale yi ñooy perte te man jàpp naa ni les enseignants font partie aussi ci mbir mi lañ bokk parce que c'est des parents d'élèves ndax yéen ñi war a fay muy état bi nga doon tudd léegi njort nga ni seen i doom jàngiwul ci l'école publique bi kon yéen ñi nga xam ne seen i doom ñooy ñun baadoole yi nga xam ne suñuy doom ñooy jàng ci école publique bi ndax enseignants yi waruñoo lâcher prise takkaat seen biir duggaat ci école yi fas yéene joxe cours ba école tëj ñu jéem a changer stratégie parce que boo leen former syndicat jàpp naa ni pour waxtaan la waxtaan wi nag bu demee ba 2012 solution mënul am jàpp naa ni benn solution radicale mën naa am mooy bu ñetti weer yi nga xam ne dañ koy tëj ñu waxtaan ci jéem cee trouver solution soit ñu casser prise arrêter lépp nit ku nekk yem ci salaire am buñ leen dee augmenter seen salaire fari lay xam buñ ko defut kat depuis novembre am na terminal yoo xam ne jànguñu jàng mu baax xale bu war a def bac depuis novembre jàngul ban niveau la war a am pour présenter wu au bac bu demee université ubbi avril wala mars ban niveau lay am bu amee un bac plus 5 ñooñu tey dañ leen a sacrifier parce que d'ici 40 ans ñoom ñoo war a jiite Sénégal
tey jii boo tàllaloon sa micro université Cheikh Anta Diop de Dakar di laaj ci wàllu réew mi lu ci xew ci kàllaamay kam la mu jàng muy anglais di espagnol dana am du mal à le dire fan la génération boobu toll kan moo leen sacrifié est-ce que du ñun bëgg suñu confort man bu ma bokkoon ci enseignant yi loolu moo ko waral te ku gréewul ñu taxé leen yow partisan nga ci nguur gi nga bokk kon daam tey boo doon joxe solution pour ñu dugg ci deuxième partie bi ban solution ngay joxe ci wàllum njàng mi mu jëm ci programme bi ak ban solution ngay joxe sa mbokk enseignant yi ndax am sax duggatoo ci classe yi te jiite nga syndicat bu tudd CUSEMS authentique ban solution nga mën a teg ci taabal ji ba ñun parents d'élèves yi ñu mën cee gis suñu bopp suñu doom yi mën cee gis suñu bopp état bi ci boppam mën cee gis boppam ci kàddu yu néew ngir ñu mën a jàll ci deuxième partie. muy kàddu yu mënta néew nag parce que xam nga dama lay déglu yow say commentaire nee naa la da ngay poser question commenter beaucoup de choses wax beaucoup de choses xam nga tamit loo xam dañ ñuy déglu soo ko waxee mënuma avancer te andiwuma ci ay leeral parce que boo commenter près de 3-4 minutes wax beaucoup de choses mënuma ñëw ci kàddu yu néew léegi damay ñëw d'abord benn par benn c'est-à-dire que yow da nga ni niveau bi dafa wàcc effectivement loolu ñëpp d'accord nañ te niveau bi ni mu wàccee du rek ci njàng mi. mën naa laa jox ay décision de justice yoo xam ne magistrat yi ko bind bi ma koy lire dama am gàcce parce que ci école bi lañ jógee bu niveau bi wàccee day wàcc pour jàngalekat yi wàcc pour médecin yi wàcc pour douanier yi man taxaw naa ko douanier boo xam si gradé la muy wax man dama rus bi ma dégg français bi mu làkk c'est la même chose da ngay dugg ci bureau yi gis naa benn ministre boo xam ne lettre bi mu bind man dama ko jot ma am gàcce ci ministre boo xam si moom ci kàngamu réew mi la bokk donc niveau bu wàccee fépp ay wàcc donc le niveau est très bas au Sénégal actuellement loolu mooy dëgg c'est-à-dire épargne wul benn secteur ñi koy wax dañoo defa ni wax naa ko benn journaliste moo pare ma ne ko yow li nga fa wax yëpp ay futi kese la il y a des problèmes de syntaxe dans ce que tu as dit il y a des problèmes de cohérence et de cohésion il y a des problèmes à tous les niveaux ci li ngay wax dara jubu ci te yow yaa ngi wax jàngalekat yi waxal sa bopp secteur yëpp am jafe-jafe kon loolu parce que réew moo tax système éducatif bu yàqoo lépp yàqu boo bëggee réew mi yàqu rek yàqal système éducatif bi boo ko see am njàng mu bon mënatoo am jàngalekat yu baax mënatoo am médecin yu baax mënatoo am magistrat yu baax mënatoo am ministre yu baax mënatoo am menuisier yu baax mënatoo am président de la république yu baax c'est-à-dire que njàng mooy réew moomu nag lañ saboote def lu leen neex léegi nag li andi grève yi ngay wax ba jafe-jafe bi am mooy que ni réew mi il faut ñuy waxante dëgg bu ñu waxantewul dëgg jafe-jafe day am parce que état ñi koy liggéeyal ñoom ñëpp ñoo yem ci moom ki lay atteel ak ki lay fajal ak ki lay yoral sa kaaraange ak ki lay yoral leneen ak leneen kenn ëpp ci importance ki lay jàngaleel parce que soo amul jàngalekat yu baax ñooñu ngay wax doo ci am lu baax kon nag léegi état bi su bëggee penc mi jàmm am fi école yi jàmm am fi li nga xam ne moom la loi bi wax ci ni mu war a jëlee liggéeykatu nguur gi ci yemale ci ni mu war a tàggatee liggéeykatu nguur gi ci yemale ci ni mu war a fayee liggéeykatu nguur gi ci yemale loolu su ko defee jàmm day am ci mi penc mi loolu laa la wax sànq actuellement li andi jàmm mooy fonction publique dafa am loi bu tënk ñëpp ña fay liggéeyee bu fekkente ne yow da ngaa nekk ci entreprise ñiy liggéey foofu Europe xam nañ li may wax boo ñëwee Europe loolu amu fa bu ñëwee ci ab entreprise ñu ne catégorie yi nii lay demee yéen ñi bokk ay catégorie dañ leen di yemale mais munoo nga yem ak nit catégorie ñu jëlee leen ci même niveau moom salaire am mat la juróom-benn yoon da ngay taxaw kaas ko ay problème dong lay indi ci entreprise ba c'est la même chose ci état bi actuellement munoo am ñoo xam ne ñoo tolloo niveau bi ñu leen recruter ñu tolloo ay diplôme même niveau nga leen recruter même hiérarchie ngeen ñëw kee di la defal lii kee di la defal lee kenn ka di mën a fay moroomam juróom-ñaari yoon wala juróom-ñetti yoon loolu jafe-jafe la loolu nag loi bi waxu ko comme ñoom ñoo jalgati loi bi nañ ko tegaat ci yoon dama la jox benn exemple Macky Sall bi muy ñëw au pouvoir en 2012 dafa fekk système éducatif bu nekk ci jafe-jafe grève bu métti ak Ablaye Wade mu ne yéen damaa bëgg ngeen may ma temps ñu waxtaan ñu may ko temps ñu waxtaan ñaari at kenn grèveul contrairement ak yow loolu ngay wax gis nga bu doon vacances yi nga wax ne léegi man damay bàyyi ba vacances ma doog a wax ak état bi xam nga état bi lu muy def danaan moom comme vacances rek lay wax ak man alhamdulilah bu vacances yee du ma ko faale bu école ubbee mu ubbiwaat loolu ngay wax noonu du solution parce que loolu état bu responsable mooy def li ngay wax yow mais état Sénégal su fekkente ni da ngaa dem ci vacances nga naan ci ngay régler li nga bëgg a régler ak moom bu vacances yoo jotee ba élèves ñibbi seen kër boo ko woowee ne ko kaay ñu waxtaan du la faale parce que loolu état bu responsable boo xam ni gëm na réew mi gëm na ni njàng mi baax daf ko amal njariñ mais état boo xam si ministre seen i doom jàngewuñ fa état boo xam si ñoom sàcc alalu réew mi jox koy tubaab moo leen intéressé mais état boobu du def njàng mu baax loolu moo tax jàngalekat yi vacances yi bu ñu nee état bi kaay ñu waxtaan état bi du leen faale léegi nag bu école ubbee rek lañ mën a taxaw xeex état teg ko pression pour que mu mën a dellu ginnaaw loolu moo tax man li ma gëm mooy solution bi
mooy état Sénégal yamale ay liggéeykatam fonction publique dañuy yamaleel say liggéeykat mais état Sénégal mënul déggoo ak ñun ni man gis naa ne ni leen di fayee baaxul dinaa ko tiri jaarale ko yoon ku ci nekk lu ci àqam ak yelleefam mu jox ko ñun ñuy xaar depuis 2015 mu nekk ci table président Macky Sall ñu jox ko rapport MGP Afrique mi defoon étude bi wax ne dañoo jaay doole jàngalekat yi léegi moom mu ni dana ko corriger au moment où jàngalekat yi xaar pour ñu corriger ko Macky Sall barki Dembo Ndiaye bi élection yi jege mu dem signaloo ay ministre am ni leen yokkal leen yeneen ministères yi waaye jàngalekat yi bu leen ci boole te ñun dèjà lañ doon kaas sax dafa bari woon ñu jëw gën a dàbbaliwaat nag injustice bi daa dem jël ay décret yu bees baal ma jox la rapidement décret yi ñu jël ñaari ministère rek laa la ci jox le ministère de l'agriculture ak le ministère du travail muy ñaari ministères yoo xam ne ci biir fonction publique bi ñoo jàngalekat yi ñoom on ne peut pas me dire quand même que les travailleurs du ministère du travail ñoo importance jàngalekat yi te ñoom ak ñoom ñu am ay diplômes yu leen jëlee ñu daal di ñëw jàng te ñenn ci jàng ñoom sax jàngalekat yi leen gën a gradé foofu ñu dem jël ñu leen neex ci biir ministère bi daan ni léegi ñu nekk hiérarchie A léegi ñoom dañ leen di yokkal ku ne 400000 te hiérarchie A boobu daa am jàngalekat yu ca nekk ñu ne léegi ña ca topp dañ leen di yokk 250000 ña ca topp 200000 par mois nga xam ne ñoom benn indemnité bu ñu leen yokkal la te indemnité boobu ñu leen yokkal am na jàngalekat yu leen gën a gradé yu amul salaire bu toll noonu si bien que ñoom seeni salaire day mën na mat fay ñoom jàngalekat yi 4 fois wala 5 fois mais injustice boobu mënta am ci biir fonction publique ba noppi jàmm am. xam nga luy dëgg bu ñu bëggee jàmm ci njàng mi. dañuy teg mbir mi ci yoon ñu tegaat salaire yi xool loi bi li mu wax ñu teg ko ci yoon ku ci am loo warta am ñu teg ñun la lii ñu la joxoon ña la ko joxoon ci ëppal lan la ko joxe waaye waroo ko woon a am yow mi lii ñu la xañoon dan la koo xañoon ci jaay doole wala waaye war nga koo am ñu pencoo ko ñëpp ñu seq fonction publique bi bu ko defee dal amaat ci biir fonction publique bi. école yi baax hôpitaux yi baax. ñu dem ci justice bi ñu teg ko ci yoon lépp teg ko ci yoon réew mi mën a dem mais tant que bot di compte mi nga am ak jaay doole li ma gëm mooy njàng mi day gën a suufe njàng mi day gën a dellu ginnaaw te président Macky Sall ñëwul pour defar njàng mi li mu ñëw mooy bot di compte jaay doole xool secteur bu ko neex def seddale maam daal dem yoonam yàq te réew mi loolu moo ko fi tax a ñëw loolu laa gëm parce que wax nañoo wax a wax ba sonn te nangu la dellu ginnaaw ñu dem bañ ne dañ koy corriger mu gën a yokk xar mi kanaw kon nag jàpp naa ne lii daal ku bëgg jàmm loolu ngay wax mais tant que loolu amul jàngalekat dañuy taxaw fi ñu taxaw rek di xeex. kon daam ci bu ñu résumé mooy tey njàng meeg njàngaleem yi bu ci gouvernement bi adduwut li nga xam ne moom la diggante woon ak jàngalekat yi ala kulli haal solution mënul am kon jàpp naa ne tey xale yi mën nañoo continuer di wàcc ci tali bi ndax état moom jëmul ci trouver solution léegi daam bu ñu jeexalee côté éducation bi dañuy dugg ci